bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi salaamaaleykum soppeek xarit yi salaamaaleykum fu doomu Sénégal mën a féete ci àdduna bi di ñu seetaan ñu ngi koy nuyu di ko dalal ak jàmm ci kanamu télévision Futur Média di leen baalu àq bu baax a baax itam di leen baalu àq ndax àdduna noonu la ñu ngeen nuyu sunu PCA sunu mboolem directeur bu nekk ci biir kër gi nu ngi lay nuyu macha allah di leen ñaanal yàlla wér mu ànd ak gudd fan. projet yi macha allah dooleeku te lépp sotti ñu ngi ñaanal itam ñeneen sottile mooy ñi nga xam ne ñooy sunu ay kilifa diine ak sunu ay kilifa aada ne saa bu ñu yeewoo am na lu ñuy bëgg ci dëkk bi am na lu ñuy bëgg ci askan wi yal na leen ko yàlla defal macha allah te ngeen yàgg fi mu ànd ak wér ak barke macha allah ñu ngeen dugg nag ci kër yu mag yi kër boo xam ne rek kilifa diine ngi fa toog ñu ngi lay wax salaamualeykum di la jox sa wàccuwaay di la tatagal di la ziyaara di la ñaanal yàlla nga yàgg fi lool te mu ànd ak wér ndax sa taxawaay am na solo lool ci réew mi macha allah noonu la ñu nuyoo tey xalifa généraux yi boole ci nag cofeel gudul jeex ne àdduna lépp cofeel la macha allah jaboote dafa metti moo tax saa bu nu xëyee nu ngi leen di baalu àq daa dee wax salaamaaleykum mbokk yi dugg ci clinique yi hôpitaux yi ak dispensaires yi di nemmeeku malade yi fa nekk di leen wax massa coono di ñaan yàlla wéral leen te bañ a tëral kenn macha allah. ñu ngi bàyyi xel itam docteur yeeg aide yeeg ak ñi nga xam ne ñooy infirmier yi macha allah ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ñaanal ñoom itam yàlla bu leen dara jot gannaaw ñoo ñuy faj daa dee wax salaamualeykum ba tey dem seeti ñoo xam ne ku dee xool àdduna da nga naan dañoo nekk ci xat-xat nekk ci jafe-jafe yàlla la neex rek mu defee noonu bu ko neexoon itam mu defee neneen noo xam ne duñ ca mën dara waaye gannaaw caabee leen féete gannaaw dañuy wax alhamdulilahi rabil alamina te ñaan yàlla mu muccal leen ba ngeen gaaw doxi seen ay soxla ku ne ci àdduna rek nattu yi da lay dana la dal loo daw ma nga tege rek yàlla ñuy musal kon yal na nu yàlla musal bu ngeen fa jógee lépp loo xam ne rek dox ngeen ko yal na ci yàlla roof barke àdduna demal maa ngi ñëw la am na ñu baaxoo woon di ànd ak ñoom tey ñu nekk ci njéggalu sunu borom ñu ngee ñaan yàlla njéggal googu yal na ko yàlla yokk ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam suñu wayjur yi baax yi teel a dem ñu ngi leen di ñaanal yàlla suñu wasila yi suñu soppe yi macha allah ñu ngi ñaanal bu baax ñooñu macha allah yal na yàlla yóbbu leen aljana duñu fàtte nag góor gu tedd gi nga xam ne saa bu ñu fi dikkee bu ñu tuddee turam dafay mel ni macha allah mbooleem kilifa diine bu dëddu rek tudd na nu sa tur muy maam Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum ak ay soppeem yal na yàlla tas ñu ci seen barke yóbbu leen ca aljana yi gën a kawe te ñu des fii ñun itam di wéyee seen ay digle daf cay am solo lool ñu ngi ziyaara Ndoye Bane moom xam naa ne dafa am activité boo xam ne du ko fàtte macha allah ndax xam ngeen ne Pire nag bu nu ko waxee xam ngeen ne dëkku alxuraan la dëkku xaali Omar Fall nu ngi leen di ziyaara nuy ñoom Baye Baddo bu baax a baax di waajal nag gàmmu Pire bi ndax xam naa ne le 7 décembre lay doon Ndoye Bane dina ci dikk ci kanam indi ay leeral ñu ngi koy nuyu bu baax a baax a baax nuyu waa Tiwaawoon Ndiassane Touba wax dëgg yàlla Saloum bawunu kenn ñoo ngi leen di nuyu ànd ak cofeel Ndoye Bane maa ngi lay nuyu bu baax a baax yaa ngi pare gàmmu gi waaw bu baax a baax di ñaan rek yàlla nañ ci yàlla yóbbu ak jàmm ak salaam amiin yaa rabbi amiin di la satt fële ca Pire tamit di ziar sunu sëriñ boobu di sëriñu seen Sidi Mbàkke moom tam di représenté ba Serigne Touba fële ca Pire moom day gàmm le 30 incha allah mooy samedi bii di ñëw ca Pire bii waaw xam nga Pire moom ñaari gàmmoo fay am premier gàmm bi le 30 la ba te des le 7 la bi nga xam ne moom la Sénégalais yi bari xam di waa kër sëñ Moustapha Cissé Tafsir Abdou Cissé Amadou Cissé Moustapha Cissé Serigne Mansour Cissé di ziar famille boobu yëpp di ziar monsieur le maire Serigne Boub ak ñëpp di ziar sunu xalif ba sama Serigne ba Cheikh Bassirou Abdoul Khadr di ko ñaanal mu yàgg lool te wér tey ñaanal ñëpp jàmm rek amiin yàlla na yàlla def ñëpp am jàmm ñi nangoog ñi nanguwul ñëpp yàlla nañ am jàmm ñi seetaan ak ñi seetaanul yàlla na am jàmm jàmm moom bala nga xam ne jàmm baax nga ñàkk ko waaw réew mi ñëpp nañ am jàmm daal amiin yaa rabbal aalamiin surtout sunu mbokk yi ne bitim réew daal ne leen yàlla may jàmm bu baax a baax may leen ay koppar bañ mën a ñëw teral waa réew mi fekk tamit waa réew mi tamit yori koppar ñu teralante rek waaw moo tax bu ñu nee teranga bu yokkoo noonu dewleeku ma ni déedéet teranga bu yokkoo dafa war a rataxal jëflante dafay gën a yokk kay loolu laa yàgg di wax Marie Camara Ba kuy reetaan ne ma moo ne awa wax nga dëgg noonu waru ci woon am dafa waral rek yombal
li nga xam ne mooy jëflante ay baax non yàlla nit ku ñuul wala nit la yàlla binde noonu mais nag ginnaaw ci dëkk bu nit ku ñuul ñi la nekk noonu yàlla moo binde noonu su xaw ma yàllaa ko binde xaw ma nit ñi ñëw ko cultiver soo yorul dara tekki woo dara mënoo dara seen xarit ngay doon waaye suñ la gisee ngaa ngi teg pas di avancer tuuti rek dañ lay xaw a mere très bien waaye nag waruñu laa mere yow déedéet yàlla lañu war a mer na nga yàllaa yor cër yi di ko joxe li naan wala waykat bi naan ko mer karamel yàlla waaw Eva Tra nii mu mel su la neexul bul ko mere parce que Eva deful dara boppam nii ci yàlla xam nga Ndoye Bane mi mu mel su la neexul bul mere Ndoye Bane mele yàlla sunu borom yàlla su ko neexoon def Ndoye Bane mbóot ci mbóot men waaw su boobaa kenn doo mere yàlla dafa silvissé de voilà mu def ñu nag sopp fonk ñu lool boo tax yàlla def Ndoye Bane coofe roofe bëre et cetera yooyu nag xam nga su la neexul da ngay wax ak yàlla Ndour bonjour yow ak sa équipe yëpp ñu ngi leen di nuyu duma coof di rafetlu taxawaayu ñoom Dieynaba Seydou Ba ñoom Bijou gis naa leen xale yi branché yooyu ñoom Mado man bu ma dellu woon di gone ne yéen lay mel kon bokk soxna Mame Sophie Ndiaye la ñu fiy àndal moom nga xam ne moo nekk chargé de l'accompagnement des victimes à l'observatoire de lutte contre les maltraitances à maltraitance yi nag ak bu ñu ko waxee rek abus sexuel daa dee dugg yooyu yëpp ñoo bokk fu leen di boole rek moom mu mel ni nag dafa ñëw teew ci plateau bi ñi nga xam ne ñoo ko jiital ndax émission bi bu ñu ko waxee rek mooy Union européenne moo ñu sponsorisé fegoo ci ak ministère de la femme ñuy ñaanal sunu ministre yàlla defal ko jàmm saa su ne ñu wax ko moom itam dañuy bëgg sax mu daal di sponsorisé wareef parce que wareef lépp loo xam ne rek daf koy traité nañu xam ne dafay laal jigéen suñu waxee nañu sàmm yi ci àdduna bi jigéen dañ cee njëkk a wax kon boog ministre de la femme daal yow ñu ngi lay xaar soxna Mame Sophie bu noppee ñu daal di koy jox kàddu gi nuyu ko bu baax a baax soxna Mame Sophie ñu ngi lay nuyu bu baax a baax. D'accord tata Eva merci beaucoup. bu ma la waxoon nga présenté wu au grand public yow yaay kan. D'accord man maay Mame Sophie Ndiaye déjà di la nuyu di nuyu Ndoye Bane. sañse bi rafet na de lan la musóor la wala. waay neex na ma nii rek lay gis. waxal waay man ci yow lay jàngee naa la audité ci yow lay jàngee yow yemoo rek ci njàngale mu professeur sëñ Mor Mbaye yaa ngi ci yeneen parce que foofu amul waxal waay. ayca topp ma ayca ñu ngi lay bàyyi nga nuyoo. merci beaucoup tata Eva donc maa ngi nuyu ñëpp di nuyu mboolem téléspectateur yi ñuy seetaan donc di nuyu fa ma jógee waa Tiwaawan di nuyu sama papa Omar Sall Ndiaye di nuyu sama yaay également ji Aïssatou Sy ba Tiwaawan donc di nuyu également sama rakk yi sama membre de la famille tout le monde mais également di nuyu sama famille de Dakar di ko jiital nag sama tante Ndeye Kandji donc vraiment taxawaay bi rafet na ak mes cousines. sama la gunge neex na la ni ma gunge neex na ma. donc yow voilà teguñu la benn maltraitance ci gàttal. waaw vraiment vraiment seulement di ma accompagner di ma jàppale. waaw voilà très bien donc di nuyu également waa Union européenne. donc di nuyu waa Union européenne waa CGIT. centre de guidance infantile et familiale bi nga xamante ni si fa laa nekk donc di ci jiital suñu njiit Serigne Mor Mbaye suñu collègues yi soxna ñoom Ndeye Fatou Jean-Émile Ourey ñoom ñëpp fàttewuma kenn donc di wax rek bismillah encore une fois comme tey ñu ñëwaat rek ci beneen ci même thématique bi c'est vrai di gën a ñaax rek parents yi mais gën a ñaax également état mu dooleel ñu di ñaax nag mais famille yi ci biir kër yi surtout yaay yi donc nañu bàyyi xel ci xale yi nañu delloo xel ci xale yi donc ñëpp cellule familiale dafa large ba nga xamante ni ñëpp am nañ ci wàll que ça soit muy yaay muy papa muy nijaay muy bàjjan ñoom ñëpp am nañ ci wàll donc bu ñu gën a góorgóorluwee tuuti rek daañ mën a gën a avancer ci suñu wàllu surtout relation solidarité bu ñu waxee solidarité nag ouverture day am parce que ñëpp a ngi ci benn société boo xamante ni ci tante nijaay bàjjan ñëpp ak famille bi xale comment dirais-je relation amicale bi ngay am ci mbedd bi extérieur bi ngay ñëw loolu yëpp da lay indil benn ouverture mais des fois am na lu ci laxasu loo xamante ni ci boo amaana
deful ndànk rek mën na la gaañ mais léeg-léeg nag gaañee bi ci biir famille bi lay doon donc ñu gën a maytu gën a vigilant donc ci suñu ay proches. yow yaay chargé de l'accompagnement psychosocial. bu ma la laajoon tey yow ak ñun nga wax ñu victime bi la gën a marqué kan la ci. waaw Tita Eva victime bi moom gën a marqué nag ci sama liggéey bi déjà metti na xale yi ñoom ñëpp ku ci ñëw day beesaat ci yow. mais kenn laa xam ne ba tey duma ko fàtte. parce que c'est une victime de viol suivi de grossesse. Elle avait juste 14 ans. Donc elle a été agressée par 4 grandes personnes, 4 gaillards. ku pare jël jox sa morom. Ça m'a tellement affectée toog naa ko 1 mois yoo xamante ni si mënuma woon xam nan laay def. à Dakar tellement que ça à Dakar c'était à Dakar. Ici à Dakar. 14 ans 14 ans. donc grossesse topp ci. accouché na ci jàmm. heureusement alhamdulilah accouché na ci jàmm donc vraiment ñu suivre ko nag. parce que dans le cadre du projet moo ñu accompagner ba nga xamante ni si xale bu ñëw nekk en état de grossesse dañ lay accompagner ba nga mucc si jàmm ak salaam lépp luy frais médicaux accompagnement psychosocial bi yëpp ñu gérer ko accompagnement psychologique également. mais xale boobu li tax mu gën ma marqué mooy xale bi dafa doon jàngi école. jàng ba pare wàcc def cours particulier si seen kër yaay moo ko doon accompagner si biir kër gi. benn livre manqué ko mu ne day dem seet ci camarade de promotion camarade de classe yi. ni mu génnee foofu lañ ko agressé wee pas ci biir kër kii bi mais da doon dem am ñu ko dogaale yóbbu ko ci beneen kër 4 personnes ba di xeex moom tamit da doon bañ di xeex ak moom ba gaañ ko finalement ñu abusé ko. xale boobu daal ça m'a tellement touchée ba mënuma sax ba fi mu ne nii heure bu ma woowee daf may rappeler loolu. lii nag su ma mënoon toujours dama koy tegal président de la république. am na ci tegal ko soxna Marième Faye Sall. dem nag tegal ko itam ki nga xam ne mooy sunu ministre de la justice te di sunu kilifa macha allah maître Malick Sall ñu ngi koy nuyu bu baax a baax ne yii yëpp xam naa ne dégg nañ ko te wóor nañu ne dina dugg seen xol parce que xale boo am 14 ans. nit ñi ay xale yu góor xaw ma naka ay samba booy dab ko àgg ci moom yàq àddunaam à 14 ans elle se retrouve maman ci anam yoo xam ne kenn ñaanu ko woon yàlla mbir mi mérité na wax dëgg yàlla buñ dee waxu viol dañ ko war a criminaliser loolu dëgg la dañ ci war a teg tànk teg ci loxo bu baax a baax waaye sunu xel dal na ndax ñu ngi doon déggee itam ba tey rek ndax nopp amul kubéer ne am na réforme yu bees yoo xam ne danañ ko indi teg ko dina am coppite yu bare incha allahu taala am na beneen vidéo boo xam ne sax Mia Ndour ma wax la ko def na le tour du Sénégal def le tour du monde am nañu yaakaar ne woon nañ kooku itam ndax defe naa sëram moo génnoon àdduna ñu rey ko biñ ko reyee dikkul dara waaye ñu ngi ciy dox ay jéego itam moo tax sunu xel day dal xëy na mbir mën naa yéex waaye finalité bi moom incha allah jàmm rek moo ciy topp bu soobee suñu borom soxna mi yaa yow laa njëkk fëgg tey réew moo gis dafa am ay code am ay loi am ay texte te bu ñu toppee yooyu yëpp amul benn bu ci jox kenn autorisation nga mettital jigéen loolu pour ñu gën ci indi ay leeral ca kanam lay doon ak soxna Mame Sophie waaye fu mu nekk nii damay dem à la régie ne Mia Ndour salaamaaleykum boo ñu mënee tegal benn élément bu gën a dëggal li noo waxtaanee. léegi bu ma demee abidi livre ba dëpp si na am ku ma karee ginnaaw jàpp ma ci ginnaaw bu may xeex ak moom si na ma jamee ci loxo ne ma lee danga may topp war a ma ray la nu ma tiitee xaw ma lan laa war a def moo tax ma topp ko mu topp ma yóbbu ma ci beneen kër xaritam foofu na affaire bi amee ñoom ñeent nañ ñetti yaa ma jàpp ñaar ñi jàpp sama loxo kenn ki jàpp sama tànk yi sina keneen ki yeggee sama kaw bu mu paree keneen ki ñëw ba ñoom ñeenti ñëw mot. daa yónni nit mu ne ma dem wuy ko ma dem ma wuy ko mu tëj bunt bi ma ne ko lu tax nga tëj bunt bi mu ne damaa bëgg ñi ñaan sëy ma jox la xaalis ma ne ko man sa rak la
man na ma buggee sama bopp dama koy jox ma bugg ma xaalis mun na ma déedéet léegi may jooy mu ne ma bu fekkee dangaa jooy fii sax bu fekkee danga dee fii sax doo fi rëcc ma ne ko man sama bopp daf ma tere loolu mu ne ma sa bopp da lay tardé rek moom mi moo lay ñëw ziar ba mu ëmbal léegi mu ne ma fii dangay tëdd man nga jéem ma ne ko loolu duma ko def léegi mu ne ma fii il faut ñi ñaar ñu tëdd ma ne ko duma ko def léegi mu puus ma ci kaw lal bi léegi mu simbi mu tëdd ak man daf ma tëdd ci lal bi rek may jooy mu ne ma soo jooyee fii rek dinaa jënd paaka bi rek ma reyal léegi ma tiit ma noppi mu simbi ko rek léegi may jooy ma ne ko bàyyi ma mu ne ma fii duma fi jéem tànku laala ma. ku jox kàddu gi ndax li ñu gis ni doy na waar torop. li ñu gis fii mooy li am ci dëkk bi rek soit ñu wax ko wala ñu bañ ko wax li am ci dëkk bi li am ci biir kër yi. ak li tax TFM di wax chaque jour 20h jot na ndax xam ngeen fi seen doom yi nekk. am nañu ci bari tàllunu dara lu dul wutum dërëm xamuñu fu seen doom yi nekk sa doom bu am 8 ans 12 ans ba 15 ans jàngi école wàcc depuis 17h ba 20h xamoo fu mu nekk. ndax yaa ngi topp xew yi yaa ngi topp politique bi yaa ngi topp commerce bi yaa ngi topp wutum xaalis bi ba taloo ko yow ku góor ki tamit lii tamit li koy jur lu ci bari sont les conséquences du divorce takk jabar am ak moom lu ma juróomi doom jabar ji nga fase ko abandonné ko ndax beneen jigéen nga bàyyi ko juróomi doom yaay ji xëyul gontul te yaa ngi ko bàyyi daw ses responsabilités dem ci beneen jigéen nekk fa koo xam ne amagoo moom njaboot nga toog fa sa doom yooyu nga bàyyi ak sa jaboot jooju xamoo ndax ñi ngi lekk xamoo ndax ñi ngi naan xamoo ndax ñi ngi jàng xamoo ci yan condition la ñuy fanaane ñu nekk ci koñ bi di taxawaalu ba un jour nga dem ñu leen teel violé leen nga daw taxaw naan man maay papaam wala sax papaam sax du ko yëg wala yaay ji jàngul xamul fu mu war a jaar pour jàppale doomam jooju fekk ñu violé ko dinay indi yu mel nii. parce que tey jii problème yu bari yi ngay gis ni su ñëpp doon def ku nekk doon def loo mën ak di ko teg ci yoon bëgg njaboot kon yii nii duma ni du am mais du bari. am na ci yeneen jigéen yoo xam ne tamit bon dañuy am jëkkër seen jëkkër gaañu bàyyi leen ak njaboot ñu am beneen jëkkër topp beneen jëkkër boobu nopp ko ba duñu tal njaboot gi njaboot googu tamit dañuy nekk en danger. parce que seen yaay da leen a abandonné ndax sëy da leen a abandonné ndax beneen góor boo xam ne du seen papa du leen toppatoo xamuñu ci lu ñu nekk suñu feebaree seen papa boobu takk seen yaay du leen toppatoo seen yaay talu leen du leen toppatoo beneen bi mooy ngay gis yoo xam dañuy am njaboot fii ci dëkk bi tukki bàyyi papa tukki yaay tukki bàyyi ko fi ñu jël xale ya joxe dénkaane ko kañ ko dénk du toppatoo xale yi kañ ko dénk doomam bu góor mooy sàkku ndénkaane bi ci biir kër yi ay xale yi ndénkaane yu bare ñu ngi ci biir kër yi ñu leen di làmbootoog ak di leen noggotoog ak di leen violer te mënuñu ko wax ñii ni peut-être ay jàmbur sax ñoo leen ko def ci biti mais ñi nga xam ne ñi leen koy def sa cousin la ci biir kër gi maanaam sa doomu tànt sa magu yaay sa yaay moo jur doom jox la magam nga nekk ci biir kër sa tante boobu yor la ci biir kër gi doomam bu góor moo lay def yooyu ci biir kër gi te soo ko waxee sa tante dóor la ba nga bëgg de ne la nayam ci biir kër gi xale yu bari violé nañ leen ci kër gën leen joxe woon lu tax mënuñu ko wax Sénégal lañu tàmmal xale du nettali xale dinay nettali mag sax bu nettalee lu ko naqadi ñu ne dafa ñàkk sutur waru ko wax ne lépp lu xew ca këram ma nga ca mbedd ma boobu boo ko waxul dee voilà yooyu nag xale yi di nga bi xale bu jigéen bu nekk ci biir kër 20 ans muy souffrir mu màgg nag nekk mag yeewu mënal boppam bañ kañ ko joxoon bañ ko yoroon nit ñi naan pourtant surtout ko góor ka xam nga souvent def sama kër nijaay diw duma fa dem sama kër papa diw aw mag moom benn affaire mais nag xale bu jigéen su nekkee ci biir kër ñu ko doomu paaba wala paaba ca biir kër ga ndijaayam tonton boobu jëkkëru bàjjanam wala jëkkëru tàntaam def ko na ko su dul noonu ñu nëppal ko ci biir kër gi ba mu màgg ci loolu kooku su màggee da leen di bañ dëgg la souvent ay ndénkaane yu bare ngi fi bañ a dem
ca kër gañ yaroo woon waa koñ ba ak mbokk yi naan xool leen ko léegi de ministre la léegi de ma ngi ca télé ba léegi de ma ngi ca rajo ba léegi de borom alal la léegi de commerçant bu mag la te boobu pourtant bu leen waxoon lu xew ci te kër pourtant tante diwo ko yar ci kër gi la yaroo paa bi moo ko yar moo fay njàng moo def te su waxoon la mu doon dund ci biir kër ga ci jàmm Sénégal ñun moom la li naan xamuñu ko tooñ ku fayu lañ xam soo fayoo ñu ne lu tax ngay fayu te li tax nga fayu mënoo koo nettali parce que soo ko nettalee kenn du ko gëm moment yéen la ko doon def xale nga mënoon wax dem nga ba am 20 ans léegi na ana preuve yi amatul benn preuve buy feeñ donc lii vidéo bi wane lii moo am Sénégal c'est triste waaw neexul wax mais lii moo fi ama te ñi la koy def doo mën a wax beneen bi mooy insécurité bi xam nga mbedd mi agresseurs yi sàcc yi te amul benn violeur bu ñëw violer ko lay maanaam am mission ni kii naa ko violer rey ko rey bi li tax muy am souvent ki la violé day dem ba nga xàmmee ko wala nga xeex ak moom mu xam ne yow mii kii su jógee fii di nga ko dénoncé mu rey ko pour bañ a bàyyi trace su ko reyee nag dem yaakaar ne duñ ko jàpp après bon sunu enquêteurs yi xarañ goo xam suñu la jàppee mais bëggoon naa xam ne 4 gaillards yooyu nga xam ñoo violé xale bi ñoom nuñ mujjee waaw Ndoye ñi ñu mujjee mooy 2 yi la ñu jàpp 2 yi ci des lañu daw parce que 2 yi bu 4 yi bu ñu agressé ba pare dañu ñëw indi xale bi devant chez elle déposé ko te papa ji kii dafa doon taxawaalu ñu ramassé ko ci mbedd bi or bu pare rek dak dem yoonam dem seen yoon. mais histoire bii du woon ay Ouest Foire xaw ma Nord Foire. non du woon Ouest Foire c'est de la banlieue. dans la banlieue. dans la banlieue donc am na lu ci bari loo xamante ni si yu ñuy am fa lañ koy jëlee comme cas. et c'est triste également mais li ma gën a metti ci situation yi mooy. xale bi kii nee na balaa émission bi di jeex yàlla bu mu am problème ndax moom lu muy yëg moom rekk moo ko xam ci biir xolam keneen nee na c'est vraiment touchant cet enfant devra vivre avec ça durant toute sa vie les mamans actives doivent veiller sur leur progéniture davantage bravo à Mame Sophie pour le travail abattu. Merci beaucoup merci à tout le monde mais comme ressenti bi mu am moom la ñu yàgg di am également parce que imaginer mooy suñu quotidien imaginer chaque jour que je fais ay nit présenté wu devant toi ñëw ne la sama papa sama nijaay sama cousin sama entourage ñoo ma def lii nga war leen mën a apporter de l'aide mais à un moment donné ñun sax dama naan professeur est-ce que ñun mérité wuñu ay thérapie heureusement que professeur est là dina leen seet sinon du woon loolu day en plus également nga nekk ci ay famille yoo xamante ni si dañ la dolli tout le temps nañ la góorgóorlu defal na mais sinon ñun kenn waxatu ko c'est difficile parce que li prof naan ay ëmb la nee na ku ci nekk Sénégal da nga yanu ay ëmb nel prof signé naa ci suuf prof mais cas yi dafa fréquent ci réew mi na ku ne jàppaat sa njaboot na ku ne waxtaanaat sa njaboot te ñu bàyyi xale yi ñuy bàyyi ci biir kër yi duñ leen solal tubéy di leen bàyyi noonu am na kër yoo xamante ni si ñoom loolu defuñu ko problème mag yi sax dañuy tarax laayu nun koy waxee merci am aisance nag amuñu ci jël sa rek def ko fii amuñu problème boobu te loolu rafetul xale bi nga koy yaree muy màggee loolu lay màggee bu màggee loolu lu ko gêner en fait da ngay gis léeg-léeg benn Eva taraxlaayu toog ca mbedd ma nag du ko sax gêner jël bangam bu gàtt daal di toog exactement nañu bàyyi loolu xale yi ñu leen di solal tubéy te ñu bàyyi également xale yi ñuy jël di leen uuf tonton ñëw na ci kër gi ak sama chéri loolu laa gën a bañ nañu bàyyi di wax chéri doomu jàmbur juróo ko amoo droit di ko wax chéri ak di foo nag di raay ak di def affaire il faut que ça cesse nanu bàyyi et puis parents yi vigilant ci loolu jël doomu jàmbur uuf ko xamoon naka nga ko uufee loolu c'est pas joli à voir wax dëgg yàlla ku ci nekk nekkoon nga xale soo jëloon 1000 femmes xëy na 800 yi bokk ci suma jiwmul di nga gis ne am na ku la doon lor ñe ba ngay nekk xale yàllaa lay dimbali ba doo sekk ak moom dara ñenn ñi nag malheureusement am ay séquelles yu leen ci topp traumatisé da leen di jàpp ba nga xamante ni si bu ñu demee ba seen néegu sëy ëllëg day daal di métti dañuy am ay problème te loolu dañ koy rus a wax c'est des tabous au Sénégal que ce soit muy jigéen ñi que ce soit muy góor yi parce que également ni ñu waxee jigéen ñi la ñu waxee góor yi naka ngay tiimee nit di àgg ci moom xale bu ndaw ba pare di ko menacer di ko wax yoo xamante ni si vraiment xale bi dootul amati espoir sax dootul nawati boppam dootul amati confiance en soi day yaakaar ni les autres sont supérieurs
à lui donc day dem ba nga xamante ni si xale bi day ragal la peur day am ay inquiétudes du am ay résultats scolaires à l'école yu baax day instable d'une manière générale. D'accord dafa am dama gis fii victime de violence sexuelle ou de maltraitance ay signes yoo xam ne mën na alerter waajur yi. J'avoue que démb ci guddi tuuti ma woowaat la parce que dama ko lire ma ni tiens xale bi naka lay mel Mame Sophie. xale bi ñu traumatisé bi ñu violé. waaw dafa am ay signes yoo xamante ni si dina ko développer souvent à la maison parce que des fois day am ay boulimie du bëgg du lekk moom perte d'appétit day am fréquemment su ko defee yaay yi du ñu seetlu loolu. am na ñu nga xamante ni si ni ñu meloon dañuy am changement de comportement dañuy changer ci saa si ñu énervé da ngay gis koo xamante ni day énervé day wala mu agressif. waaw boo xamante ni day agressif. boo xoolee ci tontu yi rek di nga xam ne kii mi ça ne va pas am na lu xew mais au lieu nga comprendre derrière que kii am na lu ko arrivé non da ngay ñëw commencer ak saaga ak ay xas ak ay te xamuñu ne Sénégal dañoo war a attentif avec les enfants il faut savoir écouter un enfant ne peut pas porter un enfant nañu bàyyi xel ci xale yi. parce que c'est le cas de la fille de 14 ans. c'est le cas de la fille de 14 ans doom bu am doom. vidéo yi sax dafa lañu ko Mia daf ko dagg mais am na yoo xamante ni si doo comprendre am nañu cas boo xamante ni si xale bu ndaw accouché quelque temps après xale bi décédé ñu tegaat ci quelque temps après bébé bi décédé yaay ji tiim yére yi naan lii laa dese ci souvenir comme xale yi samay doom lii laa dese ci ñoom souvenir kii sama doomu ko moom ko violé woon kooku xam nga su ma nañ ci teg loxo su ma nee suñu waxee bokk ne nañu criminaliser viol yu mel nii ngay xool parce que toujours après dee moo ciy topp nit ki du ko téye nañ ko 1 an 2 ans ñu bàyyi ko mais xale bi am 13 ans nit ëmbal ko forcé ko am ay yëf ak moom mun na jur doom ba pare jaaree foofu ka nga xam ne moo ko tegoon boobu coono ma nga nekk ci dëkk bi di dox soxla xale bi sa vie est en danger te li gën a graaw mooy dañ lay emprisonner pour ñenn ñi quelque temps après ñu libéré la nga nekk ci dëkk bi di taxawaalu et puis di wëlbatiku di ñaawal famille bi man ce qui me fait mal da ngay wëlbatiku toog ci biir quartier bi di ñaawal famille bi naan leen ëpp leen ma doole justice su ñëpp la te loolu c'est des comportements yoo xam te ni si justice bi aussi bëgg nañu gën ñu jàppale certes ñi ngi def ay efforts di def li leen war mais ñu gën a attentive loolu moo waral sax ñun waa CEGID di nuyu bu baax waa Union européenne parce que lépp rek ci ñoom ñoo ñu dooleeloon projet boobu dañu financé woon pour ñu def projet bi ak waa World Vision mais dañu doon defal ay formation lii lu mel ni police wala gendarmerie wala sage-femme yi nga xam ne ñooy accueillir xale yooyu Union européenne moo leen doon gunge ci loolu te loolu c'est à saluer boo jëlee ay forces de l'ordre ñi nga xam ne bu viol amee ñoom ñooy jël di déglu xale yi dinañ leen mën a déglu ne leen yow kat kan moo la violé ndànk posément calmement te di nga am li nga bëgg mais bu fekkee da nga ko ñëw ak xët-xët xale bi il parle pas. très bien ba tey dinañu ñëw ci signes yi allo. waaw maa ngi ci émission bi asalaamaaleykum. waaw yaa ngi en direct ak TFM. waaw kay maa ngi leen nuyu di leen sant. ñu ngi lay fay bu baax. ñu ngi lay fay waaw di nuyu Ndoye Bane ak ñoom soo toog foofu. ñu ngi lay ziar bu baax. merci beaucoup. waaw maa ngi woote fii à partir de Podor. maa ngi woote Podor. dëgg la. waaw ma ni. waaw. xam na arrivé wu ma rek xam nga Sénégal boo waxee benn affaire dañu foog yow da nga koo arrivé da nga ko dund quoi. man dunduma ko maa ngi sant yàlla bu baax a baax mais fekk dafa am samay xarit yu muy dund. mooy nga nekk taaw. waaw bu doon jàng trop coupé say jàng da wuti liggéey pour yore sa waa kër. waaw say rakk say yaay say jigéen ak ñëpp. waaw. mu dem ba sa doole jeex fekk ñoom ñu am ay études supérieures daal di avancé daal di am ay situation. bàyyi la ci kër famille bi nag te naan yow da nga maanaam da nga koy sa du na ko fekk yow da nga leen doon épaulé sa doole yëpp nga def ko ci ñoom. tey ñu fàtte la. dafa jaawale
dafa jaawale kii. déedéet sax sànq li ma doon wax affaire ndénkaane. dama la ne baan jaawale wanaa jaawale léeg-léeg nit a ngi ñuy seetaan wallaay bëggoon naa jël téléphone bi yuuxu ba xolam sedd. wax li ci biir xolam ndax àdduna dafa xumba kër yi xumb. waaw bu boobaa nag bu loolu amee. bu ma la defalee te ëllëg nangu woon ne maa la defal ma dellu ci yàlla rek. yàlla moom day fay ay yëf. Mame Sophie. dama bëggoon ñu teg loxo ci signes yi. parce que là gis nañ ko waaye ka nga xam ne mi ngi ñuy seetaan. gisu ko te commencé woon nga am na ku bëgg nga àggali ko. waaw wax nga ne isolement. wax nga ñàkk lekk exactement perte d'appétit. donc xale bi signes yi dañoo bari. la liste elle est exhaustive mais cauchemar. voilà cauchemar a ngi ci. parce que uriner au lit. boo ma ci jàqal nag. si day am parce que xale bi nga xamante ni si loolu da koy arrivé. day toog ba si yàgg muy uriner wala muy def pipi au lit te du ko tey pour moom affaire bi day ñëwaat ci moom. ci gént lay nekk. ay cauchemar la koy def la koy arrivé te loolu su arrivé loolu. parent bi aussi war na détecter signes yooyu ba su amee. nga ne man sama doom am na lu ko dal xaaral ma yóbbu ko ci hôpital bi ko gën a jege ñu xool ko parce que parents il faut ñuy def attention ci seen ay doom seen doom yi dañuy am ay signes yu ñuy wane loolu c'est des choses en fait yoo xamante ni si dañ ko bëgg di ko wane mais yow mi nga xamante ni yaay parent bi yaa ko war a mën a liiral comprendre loolu en fait ba mën ko def. xale buy daw di làqatu nag. c'est des fugues ça arrive da ngay gis xale boo xamante ni nit def na ko dara. au lieu mu toog ci biir kër gi. mais day. au lieu mu toog ci biir kër gi. day préférer génn biir kër gi parce que ki koy def loolu mi ngi ci biir kër gi dootul xajati ci biir kër gi donc il préfère vraiment s'évader walla mu dem fuguer dem foo xamante ni ci dina fa am tranquillité. loolu nañu parents yi bàyyi ci xel. man li ma gën a souvent bu ma demee ci rajo yi souvent je dis aux parents que dañu bàyyi xel xale bi bu commencé di développer ay signes yu mel noonu rek nañu toog waxtaan. et puis maman j'ai peur. maman j'ai peur sa lafu sër. amal attention boobu amal dégg-dégg boobu il faut ngay jéem a jëli xale yi dañoo am seen forme de communication yoo xamante ni si du ñu mën a wax tëll parce que dañu wax ni xale du nettali xale du def lii xale du def laa mais ragal na la ñëw ne la maman. lii moo ma dal maman wala papa lii moo ma dal. mais su fekkee sa yaay maman moom moo lay pousse ci danger bi. oui ça arrive ça arrive. mais ça arrive. sa yaay da ngay valider li mu wax. maman boo xam ne day pousse doomam ci. tata Eva ça arrive. d'autant plus que je remercie suñu psychologue bi Ndeye Fatou te ñu mës ànd muy def thérapie mais boobu beneen projet la exploitation sexuelle lañ koy tuddee. mais xale yooyu c'est leurs parents qui leur demandent d'aller trouver de quoi manger. xale 14 ans 13 ans 10 ans demal sa morom ñoo ko fiy indi nga génn lijjanti 2000 xamoo noo koy lijjantee nga ñëw ne maman am sa maman bu demee le lendemain mun na la demaatal mais kooku c'est sa yaay moom moo lay pousser ci loolu. d'où la crise des valeurs. nanu yaraat njaboot gi yaay jël doomam kër gi da nga fi war a indi ceeb da nga fi war a joxe nangam. exactement da nga war a joxe nangam. demal sa morom yi ñoo koy def. demal génn ñu def ko. mais xam nga da ngeen ni. demal wuyul ndoy baan. dégg naa ko demal sa morom yi ñoo koy mais ñaata xale yu jigéen ñooy fay courant seen kër. di fay location bari na. xale yu jigéen yoo xam dañuy dem di liggéey di fay ko ñoo yor seen papa yor seen yaay. te seen papa ak seen yaay toppatoo kii fu ñu koy jëlee sa ñàkk mbootaay lañ ko tuddee. donc est-ce que du violence bi ngeen di wax naan violence faite aux femmes. est-ce que du yéenay violenter seen bopp souvent. souvent nag damay jël tort bi jox ko tuuti jigéen ñi parce que aussi naka ngay jure sa doom te li war ci yow yow nga xam te ne yow lii yow la war nga daw ko carrément daal ni kat njaboot gi dépense quotidienne war na ma. et cetera et cetera. donc li waral parents yi di war a man daal jaaxal na ma lan moo war a occuper ba nga xamante ni si sa doom. mu jaral la nga di ko pousse ci mbedd bi. vraiment j'arrive pas à comprendre ça. non c'est que alors kii nee na. Ndoye Bane baal ma de dagguma la nee na Eva maman était très très vigilante vis-à-vis de la rue nag on ne sortait jamais mais elle ne pouvait pas imaginer que le danger était à la maison et c'était mon grand frère.
voilà. si je peux l'appeler ainsi noonu la ko waxee. si day am. c'était mon grand ça frère. arrive ci biir kër yi nag vraiment moo gën a xumb ñu ngi lay massalu. waaw li lim Ndoye Bane di souvent di wax ci rajo bi. c'est tellement vrai parce que nee na kër yi dafa xumb. parce que bu ñu ko doon yëkkati ci kaw kon dañ naan est-ce que ñun réew mi fan lañ toll. nëppal yi ñoo bari. moo tax yenn cas yi doo ko mën a souligner. bu fekkoon ni chiffres yi ñuy joxe nii ñun li ñu accompagner on a eu accompagner plus de 300 enfants loolu c'est minime de pour 4 zones. bu ñu jëloon yi zone yëpp kon lan la ñuy wax. c'est que seen titre émission bi stop aux violences. violence d'une manière générale waaw dans le cadre général. bon violence mais jigéen ñee tax ñuy wax. effectivement Sénégal dafa am lu ñu tàmmal fii ay xale warta wax. ay jigéen. da ngaa war a sëy comme xawma waaw da ngaa war a sëy maanaam pour mu am jigéen pour nga am. da ngay sëy si waaw da nga war a sëy si gaa. mais pour ñoom doon naa ci doon xooloog sama benn xarit pour ñoom daal yow sa jabar ji nga am 2018 dafa war a sëy comme sa yaay ma nga xam ni ba muy sëy en 1945. mais non c'est pas parce que sa yaay da daan rooti sa yaay da daan taxani sa yaay da daan dox ca marché ba dox marché ak marché pour mu ñëw togg añ bi xam nga matt bi taale ko ndéef yàq añ jox nit ñi paa bi toog ca grand place ba c'est pas parce que noonu nga màggee que yow soo takkee jabar noonu la war a def noonu et puis loolu du woon violence loolu la fi yaay fekk yaay loolu la tolloo mais tey jii maas mi nga xam ne dafa am soxnaam maas a ngi liggéey TFM mais am na lu mu jëndee climatiseur pour jabaram su ko jëndee ñun ko lu tax nga koy jënd ñoom la dañoo bëgg maas su takkee jabaram mu yendoo fanaane yor wantaay te maas am lu mu jëndee ventilateur maas jabaram dafa war a taxani 2020 2019 te maas am lu mu jëndee gaz pourquoi ak lu ngeen fi muñ lu sunu yaay yi muñul léeg-léeg c'est que nga dégg ko fin am na fu mu baax mais am na foo ko warut a wax nit loolu dafay parce que yéen nii bu nit ki nekkee ci métit nga ñëw ne ko lii du dara surtout le lii du dara lépp loo gis dara la ci ki mu dal allo salaamaaleykum loolu tamit dama ne waaw man de lii man dama see rus sax ndeysaan dafay rus soo dee góor da ngay rus wallaay effectivement soo dee góor da ngay rus parce que ñu bari góor ñoo koy def mais toujours en vigilance mais comme li may wax nii est-ce que yaay yi tamit violence bi souvent femme yàq femme yi ñooy parce que mère bi nga xam ne dafay taxaw bëgg doomam bu góor di maltraiter jabaram bëgg borom bu góor bi nga xam ni mën na am na lu mu tabaxee kër am na lu mu jëndee gaz am na lu mu jëndee ventilateur am na lu mu jëndee climatiseur mën na fay courant bëgg doomam bu góor bi yor yaram bi comme ni ko papaam yor jabaram bi comme ni ko papaam yore woon loolu violence la boo xam ne su ko góor ki nangoo da ko nangoo malgré mais violence la boo xam ne mère bi moo koy teg ci kaw jabaru bu ci gorom bu jigéen bi loolu violence la yaa ngi wax ni waaw ci gàttal ma tënkal ko waxtaanam dafa bëgg a wax ni xale ngi dund tey loo xam ni goro ba maanaam maamam moo ko teg ndax moo waroon jàpp ci sëyu ndeyam ak baayam jàpp ca fexe ba sëy ba tas xale ba mujj dem ca mbedd ma lu ne fekk ko ci moo tax gis nga def lu bon baaxul da nga koy def bu doon day yem ci yow waaye par naka lañ koy waxee dégâts collatéraux yi wala par ricochet xaw ma fu ma ko dugal nit ki di nga def dara mu dal keneen dal keneen et conséquences yooyu yëpp ci sa mbonu bopp yàlla nañ ci yàlla musal Ndoye Bane kii nee na xamul ndax papaam man ba mu ko liiree damaa teg téléphone bi nag xamul daf koy wax paix à son âme wala mu dem feneen fa mais daal souvenir yi mu am ci papaam rus yàlla moo tax waxu ko waaw nee na rus yàlla moo tax du ko wax mais loolu subhanallah loolu Eva na suñu réew mi moo compliqué man de mais laar na yàlla fu mu ne nii moom sooy xoolal li naan daal ku njëkk a yeewu ne la sàngal dëkk bee toj wax naa la ko wax te toj li toj dëkk bi mi ngi ci biir kër yi te kenn ñemewu koo génne parce que soo ko génnee c'est que Sénégal fii ak bàyyiwuñu wax nga dëgg mais wax nga dëgg waaye dëgg rek la dëgg rek la mais danaan la wax nga dëgg waaye
loolu noonu fii ak jugu fi problème du fi muus a jóg te loolu problème yi ñuy waxtaane di ko tem yëpp bañ koy commencé di ko émission doon wax ñii dañuy sóob ñii dañuy créer ñii dañuy lii montage la boobu ñu ngi leen di alerter mi ngi ci biir kër yi dafa mel ni lu am jàmm te amul jàmm xam nga nit a ngi taxaw naan ay copinam sama papa ni ma ko jéppee sama rakk papa bi ni ma ko jéppee ci comportement bu bon sama ndijaay bi ni ma ko jéppee fekk dafa am lu mu koy def am na lu mu màggee nit a ngi toog ci kër wax naa la ko yaru fa def fa 25 ans génn fa am jëkkër wala am liggéey feneen nangootul dem ca kër gañ koy reeroon su toogee rek waxal ak yàlla rek am na lu mu dund ca biir kër gi am na ñoo xam defuñu leen dara dañoo bon seen bopp bonu bopp fayuñu naar bi xoromam mais am na ñoo xam dañoo dund ci kër loo xam ne du ñu bëgg a gis mère wala paa ba nga xam ne moo leen yar wala seen grand frère wala seen cousin ba nga xam ne kër maanaam làmbutu nañ leen fu ne noggatu leen feneen beneen viol bi xale yu jigéen yaa ngi nii nekk ay étudiante jàng ba am ay këyit pour ñu am liggéey problème la promotion canapé fu ñu dem ñu leen di sàkku ak du leen siif suñ demee ci yenn direction yi seen directeur ba wala ka topp ci directeur ba wala ka war a recruter si mu tubéy ci biir bureau ba di leen làmbatu di leen def ay affaire am na ñu ko nangu ñu jël leen am na ñu ko nanguwul duñ leen jël lii jigéen ñi ci boppam ñoo war a def marche wax ni souvent da nga koy wax ñu toog noppi au lieu que ñu dëggal li ngay wax dañuy làqatu rek parce que ñemewuñu soo ko waxee société bi dafa am nu mu lay xoole xale yi tey ji soo gisee viol bi di garaaw Sénégal nii kuñ ci violé góor ñi dañuy xam ne kii kat nekkatul jànq fii Sénégal doo xam ndax da nga koy wax ci kaw wala da nga koy wax ci suuf voilà parce que ñeneen a ngi ne dootul sañ a boole waat ndax mënul moom kese nekk fii nag Sénégal xale bi nekkatul jànq nag dafa am lu muy tekki ci dëkk bi loolu day rey jigéen tey ji émission bi ñu fi defoon ci affaire laabaan femme boobu ma interviewé woon mais femme boobu mënuma toog ñaari fan yu ma jigéen woowul laaj ma numéro femme boobu su ma nee la loolu daal ñu ci bari de xaw ma dañuy wax dëgg xaw ma waxuñu ma dëgg mais ñu 10 personnes yu ma woo 8 yi dañ naan ma dañ ma violé explique ma seen viol maanaam balaa ngay ràññee ne am na lu nekk ci yow lu sacré lu baax day fekk àgg nañ sa kaw waaw te loolu lay doon dëkk bi ñi ni violé te waxuñu ko ñemewuñu koo wax ñu noppi wale moom dañoo bari tey ji yéen ñi ngeen gis nii suñ dee 100 personnes 10% yi ñoo ñëw di wax ak yéen dëgg la effectivement c'est gis nga lu mu wax c'est important te li ma gën a jaaxal mooy gis nga violeur bu nekkee ci quartier violé benn xale boo defee attention def sa enquête violé na 10 ou plus ci même quartier te benn boobu moo feeñ mbete feebar boo xam ni day wàllaate day law rek ci koñ mais tant que juguñu ci jug bi nag weesuwul ci biir kër gi ba pare loi yi teg am ay sanctions sévères nag mais ci biir kër yi la ñu njëkk a amul li nijaay yi waroon def bàjjen yi comme léegi damay wax ne léegi li xew mooy toi et moi et le chien ak xale yi moo tax lu bari la maam yi waroon def ci biir kër gi nijaay bàjjan mais certes am na fu mu baaxee mais am na fu mu bonee du fépp la bonee te également du parents yëpp a mel noonu am na parents yoo xam te vraiment dañu vigilant ci seen ay doom mais nag des fois dafa am lu leen di échapper loo xamante ni si di leen delloo si waat di waxtaan ak ñoom da ciy baax mais di nga gis koo xamante ni si comme li ma doon expliquer tout à l'heure ci biir kër maison familiale bi ñëpp cadre bi ñëpp toog nijaay bi nekk fi yaay bàjjen ñëpp nekk fi mais ku nekk day intervenir sur l'éducation de l'enfant su ko defee xale bi dana am cër dina xam ni kii sama nijaay la waaye lii la warloo ak man kii sama yaay la lii la warloo ak man ku nekk dina am loo xam te ni si yaa ngi jouer sa partition ci développement xale boobu c'est que problème bi mooy Eva oui allo bi salaamaaleykum allo waaw Ndewaan oui man de seen waxtaan wi allo waaw seen waxtaan wi dama see ruus dëgg la ndeysaan waaw ndax damaa xamul nit noo koy mën a sàkkoo wëlbatiku di ko xool ndax damaa xamul yow nan ngay doonee góor soo ko mënta muñ dangaa war a dem ñaani soxna soo xalaatee li si mun taxaa di wax baax sonn bon sonn kon nag baaxal te sonn wax nga dëgg de bilaay baax sonn bon sonn yàlla na ko yàlla bàyyi ba ca kanam te kullu nafsin zaa'iqatul mawt ak leer bakkan bu ñam dund di nga ñam dee te muy dëgg kon nag defal lu baax balaa ngaa faatu waaw lu bëri dañuy caaxaan rek
waaye balaa ñoo xam ne li ñuy def moo bon guddi gi ñu njëkk si bàmmeel. li suñu Sambay di wax. man de fii ma toog dama rus ndax man xam naa nit man gis ma ko defoon loolu. waat naa si Serigne Mountakha ne balaa ma tëdd damay faat. waaw. ndax sama xol moo ma ko dul may ndax dama xam nit noo koy mën a sàkku wëlbati ko di ko xool. ndax dangaa war a xalaat yow. adduna yow fi ñu deseetoo fi dara ndax yàq nga addunay jàmmoor. wasalaam. da ngay gor rek. merci vraiment lu témoigné dañ koy rafetlu rek. non dafa day gor. day gor gis nga effectivement gis nga gor moo àttanul yenn yi dégg nga li mu wax mu ne moom su ko jàllewu ba mu def ko balaa non day am na yoo xam ne gor am na ñuy xaru ñu naan xaye lu tax ñu xaru mës naa gis ku ñu ji ñoon aussi affaire viol nekkul moom mu génn ñu xam ne du moom mais mu dee loolu booba xale la mu xaru parce que gàcce xajul ci gàcce parce que gàcce lay xalaat ni après dafa dee voilà c'est que tamit loolu war nañ si bàyyi xel parce que après réinsertion boobu war nañ si bàyyi xel parce que nit ki génn prison que ce soit mu def que ce soit mu ñàkk a def après bu génnee prison réinsertion sociale bi ak ni ko nit ñi di xoolee stigmatisation boobu état daf ci waroon a jouer jàppale leen ci ba ñu am ay mesures d'accompagnement yoo xam ne kooku dina mën a am fu mu xaj gis nga buñ la jiiñee viol nga génn nga def ko wala nga ñàkk ko def après ñëpp a lay daw ne kii moo defoon diw sàngam te pourtant amaana sax ci biir prison bi jàngalaat nañ la sax nan nga waroon defee ba nga soppeeku mais Sénégal ñoo bari ay préjugés Sénégal ñoo bari ay termes yoo xam ne ci gàttal li nga wax da ngay tëdd sa pen ba noppi beneen pen topp rawatina bu la yàlla defulee borom barke borom daraja ne xam nga borom barke tëdd na fi prison génn nga gis bu ñu dee wax dara moom la ñuy jiital effectivement bu ñu dee baye boo mu jëloon ay milliards mais comme borom barke la boobu kenn du ko wax baa doola bee sonn exactement ndax moom amul ba noppi ñu teg ko pen yi wóor duñ ca dindi dara bu génnee société bi topp ko effectivement te man ñooñu sax dama leen war a ñu wutal leen ay cicatrices yu leen jàppale parce que tamit bu ñu génnee defaat la même chose pour certains mais loolu day am ay répétition yoo xamante ni si xal du ñu jóg ci violence sexuelle gis nga lii ngeen di xeex nii très bien yàlla na leen ci yàlla ndam may ndam mais lu difficile la waaw lu difficile la moo tax yéen ñaar da ngeen di bokk benn kër waaw doon ay wujju bokk benn jëkkër ou bien ngeen bokk ay wujju seen jëkkër yi bokk waaw kenn ci yéen ñu violé ko moo xam ki ko violé ci biti la moo xam ci biir kër gi la ñu violé doomu kii mais yow fa ngay toog naa est-ce que da koo violé wala ñaw baax na ci moom nga ñëw soo toogee ak moom reetaan ak moom soo génnee daal soppuma nit ku xamul àdduna mais lii te ñemeñ yàlla xamoo àdduna ñemeñ yàlla xoola gis nga scénario bi nii ma la ko tegale dëgg la noonu la léegi nag ginnaaw kii maak moom la sunu doom la ñu violé yow da ngay toog di wër koñ bi di jëw di yàq deram soo ñëwee ci kër gi mel di woon man ak kii suñu àndee ni dañuy porter plainte wala sama mani moo nañ ko man jëkkër bi ma ne nañ ko nëppal moom ak ay mbokkam xale bu ñu fi violé am na côté papa am côté yaay ku am kër ndey am en général côté papa ji dañuy bëgg a nëpp affaire bi su fekkee ki ko violé ci côté papa ji la dañ koy bëgg a nëppal mais côté yaay ji su fekkee yaay ji ay frère am nañ fulla ak fayda dañoo am cër ci xale bi su ne dañuy porter nijaay su fekkee nee na dañuy porter plainte kii sëyam tas na effectivement xajatul ci famille bi beddi nañ ko c'est injuste loolu mooy société bi nag c'est injuste loolu mooy Sénégal fii kuñ fi violé sa doom nga porter plainte ki ko violé su fekkee ci famille bi la bokk nga porter plainte ñu tëj ko xamal ni sëy booba tas na sa sëy boobu loolu moo waral nëpp du loolu xam nga lu may wax naan da ngay tooñ ba pare ami supporter violeur ba day daal di am ay supporter ay waay bu ko fi waxee waay Sénégal laa gis da ngay tooñ bu ko waxee fii déglu ma may gën a am la xaar ma loolooy wax tax ma naan la Sénégal da ngay tooñ def lu ñuy weñ ba pare am ay supporters violeur boobu noonu su koy ndijaayu xale bi porter plainte ca lay commencé am ay supporters premier supporter bi mooy jëkkëru ndaw si ak ay rakam ak ay frère am contre moom te xam ni te moom lañ subhanallah yal na nu yàlla musal ci nga faral koo xam ne yow sa diggante ak sa borom soo toogee xam nga ne il n'a pas raison mais dëgg yal nañ ci yàlla musal sama xel dafa dem ci jigéen bi nga xam ne itam Sophie dina ci ñëw
dañ ko violé woon sàkk ko ba muy xaleel mu dem nettali ko jëkkëram nettali jëkkër bi ñu wax jëkkër bi seetaan du woon pour que nga pare di ko ci ñaawal du woon pour que nga pare nga xeeb ko du woon pour que nga pare foog nañ ku yàqu la woon daf la ko nettali pour am lu mu dind ci yow yaakaar ne yàlla boole na leen et que yow di nga mun nekk ki nga xam ne moo koy gunge Sophie parce que am naa cas boobu mi ngi fii ku may waxal la tous les jours moom dafa foog ne ba lu jëkkëram posté moom moo ko moom dans sa chair elle est fatiguée lan nga koy dolli jëlal Sophie jëlal ki ci aleykum salaam wa rahmatullah ñu ngi lay déglu bu baax salaamaaleykum aleykum salaam mère Eva naam wala sama yaabooy naam nuyu naa la boo ci wax baax maa ngi lay delloo ziyaara bu baax a baax dina ñaanal fan wu guddaan ak wér amiin yàlla nañ ko bokk yàlla na yàlla gën a wéral baat bi amiin yaa rabbi te yokk man bi amiin amiin di ko ñaanal sama baay bu tey moo Ndoye Ba waaw ñu ngi lay ziar bu baax Ndoye Ba man day wax damay wax man bokk maa kenn sama Ndoye Ba ndeysaan jaajëf waay ndeysaan ndeysaan parce que li wax maanaam di nga Sénégal bu ñaawoon ñett ñu mel ne Ndoye Ba waaw ak ñaar ñu mel ne ak ñett ñu mel ne Alaaji Taal ngol bu 2 heures waaw suñu xarit bi ko ñu ne Sénégal baax Sénégal moom jar na moom ndeysaan man nag leen kese lay ñaan maanaam ñu mel ay Ndoye Ba ñooyu maanaam damay ñaan président jël dooleel leen ba may doole boo xamante ni maanaam lépp lu ñu mën liggéey rek ñu mel espace boo xam ne dinañ ko mën a liggéey waaw parce que instant li ñu def réew maanaam dafa am sens maanaam réew mi toll maanaam réew mi instant ñoo ne si guddi goo xamante ni kenn xamul fi nit ñi jëm dëgg la mais te li ma gën a jaaxal maanaam chaque jour li Ndoye Ba li Ndoye Ba nag booy def lu baax kenn di ko génne mais daal gi nga boo defee xeex ba def benn bu bon am nga problème kay Sénégal def lu bon kese leen sawar mais nag si affaire bi ñu ne waxtaan tey mooy affaire viol boobu man si ba man xam maanaam am loolu daal maanaam doomu aadama fekkee direct kor mu ngi daw si yow wala am nga rooguy daw si yow maanaam nga tim doomi jàmbur bii ko par tourné gaan rey ko man dama naan maanaam am ñoo xam maanaam mi ngi daw dama naan nekku nit sax parce que dafa loo xam maanaam man damaa seetlu comme ça ñun bu njëkk dama doon seetloo comme ça tey man su ma daan jéego tey ba léegi dund ak man la loolu ma fam sax man su ma jéego tey dem si kër goo xam ne maanaam amul xale bu góor man sañu fa dugg même bu ay xale ji man sañu fa dugg fekk damay doy doxi sama xarit tamit fekk ko si biir kër ga dem laaj ñu nekk fa man damay génnaat dem ñibbi mais fi ne ngay xool dangay gis góor dem dugg si këru jigéen dem na doxe wala jigéen dem si kër góor di doxe léegi ban réew la nekk te fi ne boo defee état ñoo def état ba xam ñu ne état baa ngi nii man de kon de mooy musiba dal nañ doy na waar jaajëf merci beaucoup kon ñu ngi ci 16 jours activisme contre les violences faites aux femmes ci la ñu nekk waaw yéen a ngi campagne bu am solo waaw lépp rek ngir xeex violence bi nga xamante ni si ñu ngi koy def tout temps ki mais femmes yi également d'une manière générale képp kuy jigéen rek xeetu métti yi nga xamante ni si moom lañ teg mais na góor ñi rek dawlaat yërmande te xam ne bu fi Seydi Hadji Malick ñëwaatoon wala Serigne Touba dina ne est-ce que man fii laa nekkoon fii Sénégal mooy fi ma baaxoo mais nag mais ma waxati ko rek dara gënta bon sa wasila dikkoon nga ni ñëw ne ndax kii sama taalibe yi nii la nu mel mais nag soo leen koy xeex ak campagne 16 jours yi xam naa sa mbokk yaa ngi may seetaan violence bi à 60% ci seen biir la yéen jigéen ñi bëggantewu leen ci seen biir soo leen bëggee góor ñi dominer góor ñi il faut ngeen bëggante il faut nga bëgg Eva bëgg la ngeen bokk kër gi bokk jëkkër ngeen bokk kër gi seen i jëkkër ngeen bokk kër gi bu leen nangu jigéen góor ñi di leen mbiitambalee nii mais yéen tey ji damay nekk góor mbiitambale sama xel dem na ci Pape Cheikh Diallo voilà maa ngi koy ñaanal yàlla defal ko jàmm amiin mën naa koo gis damay nekk góor di violenter sama jabar sama awo sama ñaareel di bëgg wala bien sama ñaareel bi yéen jigéen ñi nga xam yéen a toog 16 jours nii da ngeen di xeex violence ak foofa ngeen jël autoroute à péage bi génn dugg ci àll bi di ut sungoof ak reen boo xam ne man mii seen jëkkër damay bañ sa wujj wi ma xëy suba ngeen dëddaluñu ma bañ ko
di ko torturer abandonné ay doomam abandonné ko ci boppam du ma ko jox dund du ma ko jox ayam du ma ko jox dara yow jigéen bi nga kontaan ci loolu may def sa moroomu jigéen est-ce que xeex ko dina yomb xeex ko du yéen a yomb koy defante seen biir xeex ko du yomb bien vrai que li nga wax nii jigéen ñi war nañ ci bàyyi xel macha allah. parce que man am na benn victime bu ñëwoon kooku du woon victime de violence sexuelle mais de violence ci biir kër gi psychologique morale verbal physique parce que kooku dañu jëkkër bi dafa kii ba damm loxo bi mu ñëw band ko nee daa jóge hôpital ñëw daa ne ma sa jëkkër moo ma def lii waaye fi mu ne nii su may yegg du ma sañ a wax dama ñëwoon rek pour nga dalal ma wax ak man ma ne ko léegi doo porter plainte mu ne man sañu ma ko su ma ko defee ñu fase ma mbaa parce que sama kër yaay xajuma fa li nooy di wax souvent c'est mooy dëgg nit ñi dañu amul foo xamante ni fa la ñuy demee pour waxtaan ak nit yi mais bu doon ni am nañu ay cadre yoo xamante ni si wala nit ñi xam nañ cadre yi fi nekk minime soit-elle ñu dem fa ñu dolli ko droit yi exactement dafay baax dolli lu mel ni koñ ñu am fu nu mënee wax suñu soxla am na ay travailleurs sociaux bu leen état bi travailleurs sociaux yaa ngi ci biir dëkk bi c'est vrai ñu former leen ba pare amuñu réinsertion buñ leen defaloon réinsertion professionnelle dina am fu nit ñi mën a dem wax seen soxla ñu mën leen a tegal baaraam wax naa ko fi daaw ma ni dama yàkkam ci ñun par exemple boo demee ca tubaab yi suñ la nee sociologue bi léegi day taxaw nga gis ka ñu ne la keneen ki si bi mu taxaw mais ñun suñu réew yi ñun ñooñu sax xamuñu dañ koy dégg rek nañ waxante dëgg de dañ koy tey xaw ma man bu ma soxlaa ci travailleurs sociaux yi fan lay dem doo ko xam et war nañ def ay campagne yoo xam ne di xamal nit yi def ay capsules yu ndaw moo xam ministère tutelle kan moo ko kile mu gunge nit yi ci ñu expliquer ay yëf yu mel noonu mooy par exemple ministère de la femme waaw woo yaa ngi ci Ndeye Sali de waaw Ndeye Sali sunu xarit boobu ak mën tagalu jël jigéen ñi moom rek non li ma naan docteur boo may faj baye boo nga sañse waaye Ndeye Sali la bu tagaloo nga ni jigéen ñi seen problème jeex na Aïda Mbodj Aminata Mbengue Ndiaye Aïda Ndiongue ministre boobu ku ko yor Aminata Tall ministre boobu ñu ko yor ñëpp a pànk nag ñi fa jaar ñëpp a bari affaire ministère de la femme ñu dajale jigéen ñi ci dëkk yëpp grand théâtre Aminata jaarul femme man bëggoon naa ñu dajale jigéen yëpp grand théâtre jox ma micro ma wax ak ñoom très bien violence bi ñoom ñoo koy def seen bopp waaw d'accord góor ñi ci lañ bokk góor ñi ci bari ci lañ bokk góor du dóor jabaram góor warul saaga jabaram góor soo yoree jabar taxaw leen foofu nag waxtaan bi jeex na mais mi ngi may soog a neex góor ngeen wax ak jigéen yi ci góor kër gi la gën a yambar mooy kii dóor jabaram góor gu gën a ñàkk classe ci réew mi mooy góor guy saaga jabaram ñëwaatal góor gu am classe du saaga jabaram góor soo bëggee am maanaa loo wuti am ko da ngay teral sa jabar di teral sa yaay ñaar ñi ngay teral ay jigéen lañu dégg naa dëgg daal soo leen dee teral sa jabar teral sa yaay loo song am ko effectivement soo fekkee da ngay toroxal sa yaay di toroxal sa jabar léegi nga dee mbaa loo su uti doo ko am mais jigéen non c'est vrai mais jigéen ñi tamit nañuy reconnaissante soo leen amee jëkkër bu baax boo xam ne anniversaire da leen di toppatoo soo anniversaire mu toppatoo la loo joxoñ mu dagg xam nga kooku dafa am mérite mais soo leen jigéen fa muy gën a toog mooy góor ca góor ga koy toroxal lu tax loolu dafa am benn cadreur bu fi nekk daal nopp jabarama nopp ba balaa yëf yi di teew mi ngi sunu kanam mi ngi xool lan lay defal jabaram lu ko neex ma ne ko man yow bëgg naa la mais loolu baax te gis nga loolu qualité la gis nga bu amul sikki sàkka un vrai gentleman boo ko séenee léppam dikk dafa parce que këram lépp dikk na koo gis clopin laa nga bëgg ko sarax dara c'est parce qu'il maltraite sa femme effectivement et dans les maisons mën naa ko wax balaa dee di am il faut refuser ñu leen di dóor bañ leen ñu leen di saaga bañ leen ñu leen di teg yenn xeetu métital yi soit comme tu es yow ni nga mel bul ma indil naka lañ koy waxee ay séquelles kanamu jigéen nga jël di dóor di xotti di kii bañal bi yow des na benn bañ leen ñu leen di jaxaseeg seen wujj non xam nga affaire wujje bi sax beneen dossier la ndoy baax non mais ci la c'est que loolu mooy lal dóor yi
waaw loolu mooy lal dóor yi. waaw loolu mooy lal saaga yi. loolu mooy lal lu bare bare bare. affaire wujje danaa dégg naa sax xale yi jigéen yi intellectuels yi bees yi. nee nañu wujje daf leen di noppal parce que jot amul. léeg-léeg nga dégg ku la ne amu jot il faut maa wujju. non man nag moom su ma yoroon ñaari jabar te maa ngi koy waaj am sax. maa ngi waaj am ñaari jabar su ma yoroon ñaari jabar su ma ayee ci kenn ki muy wax lu négatif ci kenn ki damay jël samay bagage génn dem sama yoon. demoo fenn xale yi parce que xamul ndax soo ko dégloo mi yaa toj na fi nag du ma ko waxal dara. dégg non loolu c'est bien su ma demoon ci sama beneen jabar bi aaye fa. dégg ko muy wax lu bon ci sama beneen jabar du ma la tontu damay jël samay bagage dem ca ka ngay xas. Ndoye Bane may ma wax la cas de figure yi benn. waaw lii yëpp ci violence yi lañ ne. waaw génnuñu ko dégaamee wu ñu. génnuñu ko moom non violence yi góor mën nañu. sama ndaw sa yaa ma ko gënal. su ma la jëkkoon xam du ma ko takk neel seedeel del ne benn. ba ma la xamee ba tey lekk gu neex maa ngi koy soog a lekk. jigéen bu foog nii. lu neex lañ lay wax yow dong lañ ko mas a ndax yow rek lañ ko mas a wax ndax nga sa bopp. mais souvent nag ñu tëjee loolu moo tax. fu ñu dem wax mel ni am na si ñoo xam te ni yenn góor yi ñoom ñooy jaxase seen kër yi. mais c'est vrai. diviser pour mieux parce que ngeen bañ loolu. waaw mais jigéen ñi moo tax chaque naa la fois dañuy lancer ay plaidoyer pour que ñoom aussi ñu gën a taxaw benn taxawaay boo xam te ni si dangaa sëy si ci biir kër gi defal li la war yow célibataire nga su ma ñëwoon seet si la naan la am naa gént nga seet ba ma professeur kii ñëmewu ma xam nga ni dégg nga damay émission bi la nii rek léegi émission bee ñu boole rek imaginer tey ji ma ñëwoon naan la waaw sama jabar nangam ak nangam te ba yow ça fait plus de 10 ans yaa ngi may déglu yaa ngi may seetaan ma naan la sama jabar nangam ngay defe ni yaaray golo ga soo dee muusee da nga ni Ndoye Bane mi damay nax nga naan ni moom de bam su ma dem nga ni moom de day nekk ci télé bi mbel yëpp jabaram nangam fekk dama lay dóor yéen a nangu te yeewu su ñëwee di wax ay jabar ngeen ko sa jabar bu ko fi tudd tey fii nga aaye nañu gérer ba mu neex soo demee nga gérer ak moom ba mu neex jàmm ni ñooy jërëjëf tonton Ndoye Bane yéenay violenté seen bopp jigéen ñi yéen a ngi ci soxla de beneen bi mooy fii ak bàyyiwu leen tontu doo leen tàggoog ñu leen di violenté seen i wax day waaw léegi boo defee lu baax bul ko yàq quand même déglu dinaa du ma leen diw bër ba pare du ma ci def chocolat déglu ma rek te yii day neex il faut ngeen bàyyi tontu jigéen day tontu lu neex di togg neex di xeeñ lu neex waaye seen togg neexul seen yàq neexul seen dara neexul doo leen jóg ci li leen violenté nag loolu duñ ko nangu xam nga gis nga baax ngeen lool mais nag vraiment Sophie ma bàyyi la li may bëgg a wax Ndoye Bane dama yàkkam ci caméra yi off pour ko xam Eva Tra léegi Sophie tàggatool tata balaa may tàggatoo démb damay waxtaan ak sama benn cousine Adja Oumy madame Diallo mën pelloo ak invité bi fi ñëw Eva Tra ku mu miin rek miin na la man mii ak man nag ba doon góor toj fi de ba ni tam mais daf may wax mu ni ma fekk ñuy expliquer mu ni ma en France léegi en Europe dafa am léegi système bu génn xale yi jigéen ñi nga xam te ni dañ leen di violenter wala ñuy am ay voilà ñu leen di violenter dañuy def benn point bu noir ci seen loxo ma ne ko fii de bu amoon Sénégal point yi dinañ bari point bu noir pour se distinguer pour boo ko def pour ñu xam ni voilà ma ne ko kon ne Sénégal bu fi amoon ma xam ne dina am point noir yi dina bari parce que ñi ñuy violenter dafa bari ci société sénégalaise mais nañu gën a bàyyi waat point noir yi laaj ma lu ñuy njëkk wax cim ak ma leen jéppi ñoo ñàkk sutura li xew seen kër yi ba ñu mujj leen defal fii point noir xaw ma lu ma doon nekkee kii mënoon naa nekk tubaab tàggatoo je te jure waa xanaa di remercier sama ay famille sama waa kër sama tante sama yaay sama papa sama raq yi aji ñoom Ramata Tayru ñoom ñëpp bàyyiwuma kenn sama ñoom ami ñoom ñëpp nuyu naa leen donc fii également sama famille de Dakar ñoom Collé Adja Yande madame Ndour madame Mbaye ñu ngi may manqué daan ko bu ma demee dinaa wax Eva Tra tata Eva que ni que tenue bi maanaam création moo koy def waa Mamel donc di waxaat rek kilifa diine yi kilifa aada yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar kontaan nañ trop ñëw fii présenté waxtaan ak nit yi pour waxtaan ak famille mais rek di ñaax waajur yi man duma tàyyi fu ma dem ci plateau rajo yi damay wax ni nañu bàyyi xel ci njaboot gi parce que xale yi nga xamante ni mooy jeune génération yi bu ñu leen violenté ñun ban avenir la ñuy am
donc nanu bàyyiwaat xel ci xale yooyu muy que ce soit yu góor yi kuy jigéen ñi également ñi nga xam ne ñu ngi ci biir kër yi di sëy même sëy ñu également ñu bàyyi leen xel nañu bàyyi violence bi ñuy def à l'égard des femmes metti na metti boo xamante ni si ñi ko mën a daw di wax ñi ngi wax mais ñi mënta wax ñi nga xamante ni si les non-dits nëppali ñoo ëpp di nuyu sama benn tata boo xam dama ko fàtte woon depuis Thiès tata Nafi Seck je lui fais vraiment un coucou je lui fais un coucou vraiment ak sama ñëpp ñi nga xamante ni ñu ngi doon seetaan à travers TFM di nuyu la nuyu Ndoye Bane ak waa Cégide ak waa Cégide bu baax xam naa lépp ak l'Union européenne ñëw xëy ak Rose Très bien. Rose Kane maa ngi koy nuyu lu bëree bëri vraiment moo tax soxna tey Safili ñoom ñëpp maa ngi leen di soxna nuyu Marième donc di kontaan ci seen émission bi nga xamante ni si vraiment sponsorisé nañ ko pour vraiment dooleel jigéen xeex loo xamante ni si ñëpp la war a intéressé di nuyu waa Cégide Serigne Mor Mbaye ba ci suuf bàyyiwuma kenn Ndeye Fatou soxna Oreille tout le monde ñoom Jean Yves. merci beaucoup Eva Tra mi ngi remercier bu baax a baax boutique Penda Asta Mode Asta Mode nag ña nga nekk ca Sacré-Cœur 3 seen numéro téléphone du 70 781 35 08 70 781 35 08 loolu mooy Asta Mode 70 excuse-moi fàtte naa la démb sañ sa bi sama tante moo fi jaar c'est normal moo fi def lépp ba mu baax jeex na moo jàppale jigéen ñi nga xam ne dañu nekk en situation difficile kon ñu ngi koy remercier moom tam remercier sama coiffeuse muy ndeyam yi ma nga nekk ci 77 648 56 ndax am na jigéen yoo xam ne dañuy seetaan bëgg ak ñoom tam defar seen toogaay defar seen lépp macha allah loolu la Ndoye Bane ma bàyyi la nga tàggatoo balaa may. waaw merci beaucoup à demain ñu koy félicité waat bu baax rek te violeurs yi ñu bàyyi violé rek ku ci violé suñu doon def. comment peut-on naka nga mën a porter tour boobu sax. violeur naka la ko nit non non c'est vrai c'est parce que daan yi ñoo sévère rek. dëgg la su fekkoon ku violé ñu tàpp la léegi mu arrêté. très bien beneen bi mooy violence faite aux femmes. femmes yi ci boppam nañu bàyyi di violentente te góor gu baax soo bëggee raw say morom. da ngay toppatoo say waajur ak sa soxna. koo fi gis ñu koy tudd rek dafay toppatoo ay waajuram di toppatoo soxnaam. munoo toppatoo say waajur ak sa soxna di jël ndaare mënta ne. voilà. très bien àq baaxul àq baaxul àq baaxul. ka nga seen muy dem moomuloo ko fekk woo juddoom ndeyam ak baayam yaakaar ko. muy doxi soxlaam ñu am ci moom yaakaar sunu borom am yi mu namm ci moom yu bare yow nga jël sa nammeelu bopp def ko ci moom yàq avenir am yàq leneen ak leneen loo xam ne mënoon na xew ci àddunaam boo toogee rek nga ànd ak sa zénitude yow war nga xam ne wax dëgg yàlla newoo ci jàmm nit a ngi def mbir ñu naan dafa feebar dafa fii léeg-léeg moo tax kuy tàmm na nga tàmm lu baax boo tàmmee lu bon rek macha allah lu yàlla xam doy na yàlla baaxal ñépp macha allah yàlla jubal sunu ay jikko bu baax a baax ñu ngi encouragé jigéen yi nga xam ne dañu nekkoon victime te ñu am chance tombé ci loxo ki nga xam ne mooy loxo Mame Sophie ak waa Cégide noonu la ak waa Cégide ñu ànd ceeg Union européenne daal di féggoo ak ñi nga xam ne ñooy waa ministère de la femme bu subaa incha allah ñoom dinañ fi teew damay bëgg toujours soo fi ñëw man tam kenn xamul lu ma bëgg kon mbokk yi yal na nu yàlla may dégg ak topp remercier naa bu baax a baax équipe bu Mia Ndour merci à toi Mas ñu leen di wax bon appétit yal na yàlla teg ñu daal ci yëf yoo xam ne yu rafet lay doon ba buñ ko nettalee duñu am gàcce jërë ngeen jëf bon appétit à tous